asalaamaaleykum askan internet bi ñu ngi fii tey ci Yoff APIX 2 maa ngi leen di présenté benn sëriñ bi ñu wax Cheikh Djibril Diallo kilifa bi ñu ngi leen nuyu ñoo ngi lay sant. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk bi ñoo leen nuyu bu baax di nuyu mbokki auditeurs yi ak auditrices yi dina leen ngeen dal jàmm fii ci centre médical Afia fii nga xamante ni mooy makaan bi nga xamante ni mooy yëngu ci médecine traditionnelle et prophétique ñu gën ko xamee ci centre médical Al Afia ñun nag suñu méthode ñu ngi yëngu ci lu ñu naan ruqyatu shar'iyya moom mooy suñu liggéey bu ñuy def incha allah di jàppalanteeg mbokk askan wi incha allah. médecine traditionnelle et prophétique mooy médecine bi nga xamante ni moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne carrément noonu la doon fajoo te noonu la tamit alquran noonu la ko santaane tamit lu ñu war a fajoo mooy lépp loo xamante ñoo ngi ko tënk ci alquran ak sunna incha allah duñ ci yokk dara incha allah te duñ ci wàññi dara incha allah. waaw kilifa bi ñun tey dañoo bëggoon waxtaan ak yow parce que askan bi ñu bëri léegi dañoo jaaxle dañoo feebar tey yow dañoo bëgg nga màggal ñu wax ñu yow loo xam ci feebar bu léegi bii ci askan bi ndax léegi nit ñi dañoo feebar bu mu ëpp loo xam ci seytaane maanaam rab. waaw chef mbirum rab nekk na mbir boo xamante mbir bu yaatu la yàlla dañoo sàkk ñun doomu aadama yi sàkk tamit rab mooy naan jinne mais dafa am jinne yoom yu jullit am jinne yoom yu saay-saay te boo xoolee ñun adduna bi actuellement fu ñu toll nii seytaan dafa gën a am accès ak doole ci ko doomu aadama yi parce que doomu aadama ñoo leen ootal d'accord seytaan saay-saay am trop mais doomu aadama ñoo leen gën a ootal parce que zaman bi ñu nekk nii nit ñi dem nañ ba toll foo xamante ni ragal yàlla bi demeetul noonu ni ñu waroon jaamu yàlla demeetuñ noonu léegi daf mel ni alal la ñuy jaamu parce que pourquoi ndax tolof-tolof yi nga xamante moom la ñu gàllankoor ci kaw suuf ñenn ñi danañ jaral lu ne ñenn ñi danañ jaral ñu def ay pacte ak seytaan mu leen di joxe alal ñenn ñi danañ jaral tamit tey jii ñuy def ay genre sacrifice yu dul jeex pour lan pour mun a am carrément alal te alal jooju de loolu loo xamante ni seytaan moo leen nax dugal ci yenn lobby yoo xamante ni dañ ciy dugg pare ëllëg mu jural leen ay gàllankoor waaw mais ñun lu ñuy def toujours mooy lu ñuy jàppale teg askan wi mooy jëm leen yee teg leen ci yoonu siraatal mustaqim yee leen jàng leen carrément nit mun nga julli di jaamu yàlla di def say doa paa nga def ay gàllaaj takk ay gàllaaj paa nga def ay magie paa nga def ay sacrifice te incha allah rabbi li nga xamante ni yàlla moom la war a wërsëgal ala kulli haal dina la wërsëgal te doo am benn gàllankoor parce que képp ku def benn pacte ak seytaan ëllëg dina la coûter cher parce que seytaan nekk na ko saay-saay koo xam ne mën na la yëkkati maa ngi yaakaar yaa fi ne mais bu lay wor doo ko yëg te seytaan nekk na koo xamante ni ku mën a wor la moo tax moytu ko moo am solo daal incha allah te zaman bi ñu nekk ni boo xoolee nit ñu bëri tey jii seen i jafe-jafe bokk na ci rab lu muy manifesté ci ñoom ñii da leen tere nelaw ñii da leen xañ jàmm duñ fu ñu nekk duñ nekk dañu perturbé ñii nekk na ñoo xamante da leen xiirtal ci ñaawteef ak façon bu mu munti nekk buñ ci doon wax fii ba suba du jeex ñii nekk na ñoo xamante ni lépp luñ yaakaar day tas lu ñu yor du toog ñii bokk na ci ñi nga xamante ni da leen bloqué ci côté seen travail ak tout ça am na ñoo xamante ne rab yi dañoo installé ay feebar aussi ci biir yaram doomu aadama yi façon bu nekk tamit ak nu muy demee am ñoom rab yi da leen gis dugg leen am ñoom seen maam yi moo amul ay rab mu topp nit ki di ko indil ay jafe-jafe am na ñoo xamante ni ci ñoom aussi ñoo xamante ni dañoo dem wut ay genre luñ naan ay cas def ay genre pacte yoo xamante ni pour ñoom mu may leen alal mu war leen am ñoom dañ leen sonni ay korte mu jàpp leen di indil ay jafe-jafe kon dafa bëri ay façon bi nga xamante ni moom la rab di dundee ci biir doomu aadama incha allah moo tax am na ay azkar yoo xamante ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon digal sahaabam ak xeetam pour ñu koy def chaque matin ak chaque soir incha allah te képp ku ci tënku incha allah yàlla dina la musal dina la muccal tamit incha allah ci affaire shaytaan. kilifa bi ñoo ngi lay laajtewaat lan mooy différence bi yow ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom it dañuy faj ci wàllum rab. waaw différence bi dafa bëri parce que ñun ñoo ngi tënku ci alquran ak sunna te ñeneen ñi ñoom seen métier bi ñuy def ñoom dañuy am correspondant ak affaire shaytaan wala jël li nga xamante mooy alquran yàlla bi wëlbati ko di ko bind ci yeneen anam di ko utiliser te fekk du noonu boo xoolee lii nii alquran du nii la wàcce woon nga gis nit koo xamante ni tey jii
dane moom nitu yàlla la day faj moom day défendre ay sàcc nga nit gis nit kooku am xale bi jigéen boo xamante ni dafa nekk jàpp njàmburam am benn góor bëgg xale bi jigéen bi rejeté ko nga dem ci sëriñ ba mu ne dama lay ñaanal ci yàlla kooku topp la nga yeew ku jigéen kooku ba nga xamante ne day tàkkali kooku xelam mu topp la lépp lu mu wax nga ne lépp loo ko wax mu ne waaw nga gis koo xamante ne dafa yor entreprise am di liggéeyam nga déposé yaa ngi dégg commencé liggéey nga jékki-jékki bëgg yenn poste yi mënoo ko am nga yeewu nit ki ba nga xamante ne day tàkkali kooku xelam nga noot ko noot boo xamante ni loo ko def loolu lay def nga gis koo xamante dafa bëri ay façon yoo xamante bu ñu ko doon wax fii ba suba du jeex pour wax la rek carrément nit da nga war a naturel ci lu mu mënti nekk mais pas nit ki mel ni ko yor commandam di commandé doomu aadama yi loolu yàlla rek moo ko yelloo ko beneen bu ci topp ñun du ñu seet du ñu def ay listixaar du ñuy def tamit loo xamante ni ay gàllaaj yu nit ki di takk gis nga lii yëpp ay gàllaaj la yoo xamante ñu tekk ci ay nit lii ay pétaaw yoo xamante yu ñu nangu tamit ci ay doomu aadama yoo xamante ni dañ doon seet ñu dem ba rab yi amal leen ay indil leen ay tolof-tolof yu dul jeex ba tey jii alhamdulilah yàlla def na ñu tuub génn ci te di ñaan yàlla képp ku ci yëngu tamit yàlla génne la ci parce que cheytaan dafa saay-saay seet bi pétaaw yi nga gis nii tey jii ñu bëri di ko def cheytaan moo leen xiirtal ci loolu ñenn ñi da leen feeñu ci ay gént ñu leen jox par pétaaw ñenn ñi da leen feeñu lu ñu gis loolu day tombé ba nga yaakaar carrément yow wala yow gis kat nga wala jamais fekk cheytaan mooy manipuler nit ki te nit kooku noonu day dem ba benn instant di seet ak genre te yàlla nee na mun na jégale lépp ba mu des bokkaal te lii ay bokkaal yàlla la moo tax képp ku koy def boobu mu ne nga bàyyi ko moo gën muy lii muy seet ci ndox muy seet ci suuf muy def listixaar doomu aadama moo ko war a defal boppam ku nekk mun nga ko defal sa bopp kenn mënul firi géntu boromam lii war a xew suba subhanahu wa taala rek moo ko xam moo tax yàlla mu naan laa ya'lamul ghayba illa allah lii war a xew suba moom rek moo ko xam mais quant à nit ki nga xamante ni da nga ko jox xaalis nga ne defal ma listixaar mu jël ay 3 personnes wala 4 personnes bëgg tëdd guddi gi mu ne ñoom ñëpp dina leen géntal loolu yenul maanaa ñun ay borom xel lañ kon ku nekk ci ñun war nga mën di demee sa xel listixaar c'est simple da ngay jàpp julli ñaar raak nga def faatiha ak qul huwallah nga sujjoot bu fekkee mënoo ñaan bi nga ñaan yàlla projet bi mooy waaj a dugg nii wala yàlla kër ga mooy waaj jën nii bu fekkee dafa gën ci man gën sama njaboot gën sama diine gën àdduna ak sama àdduna ak àllaaxira yàlla na mooy yombalal lii bu fekkee gënul ci man yàlla na ma jox leen lu ko gën yàlla moo gën a xam lu gën ci jaam bi mais nga xool ñenn ñoo xamante ni dañ leen takkaloo ay gàllaaj te gàllaaj yi ay cheytaan ay turu cheytaan wala ay turu malaaka wala ay turu jinne dañuy jël composé ko pare dugg ko ci biir ayat alquran yi dinaan carrément nit ki voilà li boo koy takk ak turu yàlla fekk ay rawxaan yoo xam ne ñoo nekk ci biir mooy tax nit ki pour cheytaan am accès ci moom day yomb gis nga yii yëpp ay patient la yoo xam ne yu fi ñëw yu ñu jox yoo xam ne ñu joxoon ay gàllaaj fere ci façon xaalis bu ne ñu dem ci façon dëkk bu ne mais terewul mënu ñëw tàkkal ko ak ay gàllankoor toujours ci ay jafe-jafe la ñuy dund mais moo tax yàlla tey ji bu ñu suturaalee ba ñu ñëw fi ba ñu faj leen ci alquran ak sunna dafa leen ruqya defal leen tamit mocc xam nga jox leen ay garab jox leen tamit defal leen ay xijaama ba yàlla def ñu tàkkali kook seen problème moo tax gis nga gàllaaj yëpp dañ ko indi nga gis ñoo xamante ne tamit aussi dañ leen defloo ay fas ñu naan ay fasu ndigg nit ki continue di sentir douleur boobu ñun loolu nit ki bu ñëwee tamit dañ koy faj bu mu jeex tàkk incha allah am na séance yu ñu def yu ñu naan xijaama xam naa nañ ko yaatal incha allah après ci biir émission bi pour wax leen rek carrément ñun médecine bu ñuy def da doon médecine boo xamante ni lépp lu ñuy def duñ ci yokk dara duñ ci wàññi dara ni ko alquran jàngalee ak sunna ci loolu la ñu tënk incha allah te ñoo ngi ciy faj te alhamdulilah yàlla moo ñu ci may ndam bu baax a baax incha allah. waaw kilifa bi ñu dellu si waat tey di la laajte waat encore ni la jamono ji ñu bëri dañoo am problème dañoo feebar am na ñi nga xamante ne dañoo am problème feebar maanaam ci seen wàllum góor dafa wàññeeku ba mu ëpp léegi ñooñu ki am jàngoro jooju noonu ba xam mën naa ñëw fii nga saafaral ko ba wala. waaw incha allah dañuy yëngu tamit ci wàllum plante bio naturelle yoo xamante ni macha allah lu jiit amaatu nit ki bu ñëwee dañ lay defal consultation ñoo ngi koy defee comme ni ko hôpital yi defee incha allah ñu xool yan symptômes ñoo nekk ci yow ci feebar parce que boo xoolee Sénégal tey jii feebar bu gën a sonal nit ñi mooy siti ak hémorroïde te siti mooy dem ba jur hémorroïde te nit ki buy constipé chaque jour di am ay ballonnement ay gaz yaa ngi dégg nit koo xamante ne day lekk dara nit dafa am ay rein yu ko yor bu fekkee rein yooyu nag nu mu war a développé dëgg-dëgg développé wul noonu ala kulli mu commencé indil nit ki ay gàllankoor constipation bokk na ci li gën a sonal góor ñi surtout Sénégal fii
te constipation ak lekk ñuy lekk yenn alimentation yi moom moo koy indi ba tax nit ki di consommer di am ay ballonnement wala site bi di gën a avancé ci yaram nit ki ba faiblesse sexuelle bi di am léegi nag ci biir loolu noonu dafa am ay composants yu ñor yoo xamante ni boo koy jël dafa am règlement yoo xamante ni yoo leen lay sant pour nga topp ko ci régime boo xam ne moom ngay def te boo ko toppee incha allah même pas un mois di nga tàkkali ko lu mais xeetoog siti wala xeetoog ay éjaculation précoce ak lu mel ni hémorroïde tey ji garab yi ngeen gis nii yii pour ay garab impuissance sexuelle la muy bii yii yëpp ngay gis nii garab pour affaire góor la macha allah efficace na trop yii ay garab pour ay diabète la wala jigéen boo xam ne day nàmpal macha allah yii nii jigéen boo xamante ni aussi tamit parfois pour mu jàpp ëmb day yéex am nañ garab yoo xamante aussi pour affaire blocage la yii ay blocage ay cat yii aussi pour ay muslaay la yii aussi pour ay góor la pour nit koo xamante ni ku tëju mu bëgg a ubbeeku incha allah yëpp tamit ay yooyu la am yoo xamante ni parfois aussi tamit nit ñoo xamante ni dañuy tëdd guddi parfois pour ñu nelaw problème la wala seen yaram di am lu ciy daw ak genre mel ne dafa am ay pommades yu ñu yor pour loolu noonu nga xamante nit ki bu koy diwoo incha allah yàlla dina ko defal sutura ba yenn gàllankoor yi nga xamante ne di moo ko doon indil ay jafe-jafe guddi gi du nelaw pour mun a tàkk ko moom incha allah te alhamdulilah dañuy wër tamit ci Europe bi yëpp di ci faji lu mel ni France lu mel ni Italie lu mel ni ay Bruxelles lu mel ni tamit Italie ak lu mel ni ay Allemagne yooyu yëpp dañuy def tour foofu incha allah alhamdulilah daal yàlla moo ñuy defal sutura bu baax te nit ñi amit xam nañu bu baax incha allah te du ñuy def àndul ak leneen loo xamante ni lu xeetoog shirk la wala lu xeetoog caaxaan incha allah. Cheikh Djibril Diallo am na si jamono ji léegi kenn day feebar lu ndaw rek mu ne dañ koo liggéey léegi ba xam loolu laa bëggoon a xam ndax loolu yow lan moo ci saafara bi. waaw xam nga nit du liggéey rek mooy tax nit ki feebar doomu aadama bu nekk lépp lu mënta dal rek dafa am sabab mais zaman bi dafa am ñoo xamante ne tey jii bu ñu bëggee lekk sa xaalis da nga naan feebar nga rek nga woo leen takk ñu ne la carrément diw moo la liggéey wala dañ laa liggéey wala dañ lay def lii fekk mun na am yeneen gàllankoor yu bokkul ak yooyu yoo xamante ni loolu daal yu bokkul ak liggéey mais tey jii comme li may wax rek nit koo xamante dara wóoru la nga ciy wax déjà nga lekk xaalis kooku déjà loolu déjà poson la ci yow moo tax ñun lépp lu ñuy def lu ñu wóoru luñ ci dugg ñun lépp liggéey bi ñuy liggéey buñ la mën lay faj dañ lay faj bu ñu mënoon faj dañ la faj mais quant à nag toog di jaxase sa xel di naan carrément diw moo la liggéey wala dañ laa liggéey lii am na ay symptômes yoon pour liggéey yoo xamante ni doomu aadama moo koy def bu nekkee ci yaram nit ki ñun boo ñëwee bu ñu la consulter dinañ ko xam am na liggéey yoo xamante aussi parfois seytaan bi nekk ci nit ki moo koy def nit ki moo xam côté feebar la moo xam côté blocage la moo xam côté jafe-jafe bu mu mënti nekk loolu tamit day am parce que yàlla moo ko wax ci alquran loolu nag yëpp nag pour mu leer ñu ñun ci suñu biir bopp foog ñu consulter nit ki pour ñu mun koo xam te du seet du dara dafa am ay symptômes ay questions yu lay laaj nga remplir ci biir loolu noonu dañuy xam carrément symptômes yi nga xamante ni moo nekk ci biir nit ki te loolu yëpp tamit aussi ñoo ngi ko teg ci alquran ak sunna incha allah. kilifa parce que dina am ñenn ñi nga xam ne ñoom maanaam dañuy dégg ñu ne kii mën naa faj nit ki mais ñoom dañuy ragal a ñëw parce que ñoom si ñoom dañuy yaakaar ne bu ñu demee gars yi dañ leen di sàcc wala gars yi dañ leen di nax yow est-ce que mën nga leen leeral carrément yow ba xam ka am jàngoro jooju ñëw ci yow mbaa di nga ko yombalal affaire yi wala. ci kàttan yàlla comme li may wax rek ñun tey jii liggéey bi duñ ci ay gan te li ñuy def tamit aussi ñoo ngi teg ci alquran ak sunna dama leeral wax bi sànq bu mu leer te yaakaar naa ku teg sa mbir ci alquran ak sunna yow taloo nekk fii di caaxaan wala di wax leneen loo xam ne lu dëgg ñu lu ñuy def tey jii bu nekkul woon dëgg tey jii duñu am sañ-sañu am ouverture ci àdduna bi di dem fu ñu neex ci àdduna bi alhamdulilah te seetaan leen suñu vidéo yi ngeen seetaan tamit gars yi témoignage yi ñun li ñuy def lépp dañ ko teg ci dëgg ay ndaw lañ te du ñuy jàng du donn du dara dañ ko jàng ba maîtriser ko ñu soo koo def du ñu sukkandiku ci carrément xam-xam bi ñoo ngi ko doon ne suñu maam wala genre mel déedéet lii nii pour nga def ko da nga koy jàng ba maîtriser ko nga soog koo def boo ko jàngul doo ko def te yaakaar naa ni carrément ñu ñuy seetaan am na ñoo xamante ne xam nañu bu baax a baax te jëflante nañ tamit incha allah te gisuñ benn caaxaan bu mel ni noonu bu mel noonu tamit incha allah. kilifa bi comme am na ñi nga xam ne ñëw nañ fi nga saafaral leen ba xam ñoom bu ñu demee toog mbaa jàngoro bi dootu leen dabaat wala. doomu aadama ak jàngoro mënuñoo tàkkali ko
nit ki mun nga ko fajal bi maanaam nga fajal ko boppam buy metti mu tàkkali koog moom mu jékki-jékki beneen feebar arrivé ko bu bokkul ak bopp buy metti wala bopp bi am beneen côté buy metti boo xam bokkul ak feebar bu mu fi doon traité parce que yàlla mooy jël nattoom tekk doomu aadama bu mu munti nekk mais yàlla moo ñuy suturaal bu fekkee nit ki da nga xamante ni da nga am ay rab wala genre ñu faj la ba nga wér ñu la carrément del def lii del moytu lii del def lii boo góorgóorloo ci lii amaana yàlla dina la may tawféex yàlla mooy kuy wéral ñun doomu aadama ñuy faj te li ñuy def dañ koy teg ci dëgg ci biir dëgg bi lañ koy def incha allah dañ koy teg ci yoon ba yàlla defal ñu barke incha allah te dañuy mocc aussi en distance dañuy composé ay garab aussi di ko envoyé ay GP alhamdulilah te numéro yaa ngi ci écran bi te képp ku ñu woo incha allah rabbi dinañ la tegtal makaan bi incha allah te fii moom lépp tawfeex dañuy def ay ventouses tamit dañuy def ay massage dañuy def tamit ay composants garab yoo xamante ni lépp lu nit soxla rek ci côté médecine prophétique côté bio dañ koy defaale tamit incha allah kontaan nañu baax aussi tamit seen teewaay incha allah di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen jàmm yàlla defal ko mboolem jullit incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah